salaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci ITV ci seen émission bii di ànd xeex coronavirus tey jii nag ni ngeen ko xamee dinañu ñëw ci situation bés bi muy xayma bés bi waaye nag maire bi nga xam ni moom la ñu am tey mooy monsieur Madiop Diop di maire de Grand Yoff dinañu waxtaan ak moom ci lu yaatu ci action yi nga xam ni def na ko ci commune am ngir xeex coronavirus bi tolluwaayu corona bi ca Grand Yoff itamit dinañ ci waxtaan ak moom li nga xam ni mooy kit alimentaire yi état bi joxe séddale bi nan lay demee ak yu mel noonu yooyu yëpp dinañ ko faram-fàcce ak monsieur le maire impact coronavirus bi également ci commune am loolu yëpp dinañ ko waxtaanee dinañ ñëw ci dundu couvre-feu balaa ñuy jeexal ñu daal di tàggatoo ak ñaanu bés bi kon nag dañuy ñëw rek ci li nga xam ni moo di xayma bés bi tey li ñu ci ràññee moo di ni sànq rek am na ñaari nit yu ñàkk seen bakkan mu nekk kon ñeent fukki nit ak benn yu gaañu ci coronavirus bi kenn ki nga xam ni moo ci gaañu tey mi ngi am juróom-ñaar fukki at ak juróom ma nga gaañoo ca hôpital Fann keneen ki mi ngi am juróom fukki at ak wala boog juróom benn fukki at ak juróom moom ma nga gaañoo ca hôpital Ndamaatu ca Touba Mbacké loolu nag tax ba lim bi toll ci ñeent fukk ak benn nit bu ñàkk bakkanam ci coronavirus bi tey ci alxames ji lim bi xaw na takku ndax am nañu juróom-ñeent fukki cas ak juróom-ñetti cas communautaire moo ca nekk waaye nag am nañu téeméer yu wér ba ñibbi seen kër ñu ñëw ci li nga xam ne moo di xayma bés bi ak docteur Marie-Thérèse Ngom Ndiaye directrice générale de la santé. ci bésu tey bii di alxames ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci mois de mai 2020 ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-ñeent fukk ak juróom bi ñu dellusee ànd nañu ak doomu jàngoro ji ci yooyu juróom-ñetti fukk ak juróom-benn moom la ñuy wax contact juróom-ñeent nag ñoom la ñuy wax cas communautaire ñu ngi leen di gis ci diwaan yi zone de captage benn Castor benn Tali benn Gibraltar benn Golfe Sud benn ñooñu ñëpp nag ñu ngi fii ci Ndakaaru fee ca Touba gis nañ fa ñeenti cas communautaire téeméeri patient mooy ñi nga xamante ne hospitalisé nañ leen bi ñu leen saytoo gis na ne seen yaram àndatul ak doomu jàngoro ji wër nañu fukk ak juróom-ñeenti cas grave nag ñu ngi koy am ba léegi ci suñu bërëb bi sowetaas yi mooy maanaam service de réanimation yi nekk ci biir hôpital yi ñi nga xamante ne ñoo tëdd hôpital ñu ngi ànd ak tan ay ca gis ngeen ko kon nag information bi moo di ni am na yeneen ñaar yu ñu yokk ci ñuy faatu woon kenn ki mi ngi am juróom-ñaar fukki at ak juróom daal di gaañoo tey ji ca centre Kouémo bu hôpital Fann keneen ki nekk yi tamit ku góor ku am juróom benn fukki at ak juróom ma nga gaañoo ca Touba Ndamatu kon nag ñu gën a rek farlu gën a yi tamit yëkkatiwaat li nga xam ni moom mooy mesure barrière yi di ko jëfee ndaxte ñu bari dañu xaw a bàyyi ndiku mel ni que jàngoro ji dafa dellu ginnaaw alors que jàngoro ji mi ngi wéy di law rawatina ci Ndakaaru nga xam ne tey moom moo nekk épicentre épidémie bi donc kon nit ñi nañu gën a delloosiwaat seen xel gën a xam ni vivre avec le virus loolu mooy lan dund ak virus bi mooy ñu gën a farlu mooy ñu gën a moytandiku ndax dund ak virus bi ba pare mel ni virus bi nekku fi di def lépp lu ñuy tere loolu mooy tax wopp ji di gën a law nañuy takk masque yi nañuy raxasoo ndox ak saabu wala ñu am gel hydroalcoolique di ko jëfandikoo bu ñuy wax nañu garder distanciation sociale yi bu ñuy sëqat wala ñuy tisyooli nañu ko def ci suñu conc beneen bi ci des moo di ni ndaje yu amul njëriñ yi nañu ko moytu wala boog ñu bàyyi ko totalement li ëpp solo mooy nañu fagaru kenn ku nekk yow yaay sa maanaam yow yaay sa soldaaru bopp yow yaay soldaar bi nga xam ne yaa war a gañe coronavirus bi te loolu dafa war a nekk lu nga xam ne tey la ñu war a gën a mën a farlu tey la ñu war a gën a mën a moytandiku parce que feebar bi xàmmeewul jànj ak joor xàmmeewul góor ak jigéen xàmmeewul mag ak ndaw xàmmeewul kilifa xàmmeewul yi tamit ku am ak ku ñàkk ku nekk la mën a dal fu ne na la mën a dale nu ne la mën a dale kon nag nañu gën a farlu beneen bi ci des mooy jamono yu dañu remarqué lu nga xam ne wax dëgg yàlla ci réew mu mel ni Sénégal dañu koy ñaawlu mooy ñu war a denc nit jébbal ko yàlla suñu borom ay nit taxaw ni ay la yéwén kenn du ko fi denc
parce que dafa amee coronavirus mais loolu fan lañ ko teg ndax dañoo fàtte bërki démboo jaay bi doomi Sénégal yi nekk bitim réew di fëgg ci taabal ji di ñaxtu di wone seen métit ci li président de la République dogal ni bu ñu indi néew yi am coronavirus Sénégal bi ñu demee ba scientifique yi saytu ko docteurs yi xoolaat ko ñu xoolaat stratégie bi nga xam ni ci la ñuy xeexee coronavirus ci la ñu xam ni ay la yeween néew yooyu jële leen bitim réew indi leen denc leen fi amul dara lu nga xam ni am na ci danger amul i tamit lu nga xam ni ay wàllaate mën na ci am te tamit nañu bàyyi li ñu tuddee stigmatisation maanaam di daw nit ki di ko moytu di mel ni ku gis maanaam njëgteef loolu nañu ko moytu ndaxte Sénégal réewum tolérance la te côté boobu kilifa diine yi war nañ ci jóg wax ci ndax am na luy raam ma nga jëm ca ñag ba te bu eggee ca ñag ba am fa kër du baax mooy li nit ñi jógtee di tere ku suul néew parce que dafa am coronavirus du gàcce coronavirus du wopp ju nga xam ne wopp la ju nga xamante ni ku ko am dañ laa war a daw wala dañ laa war a moytu wala ñuy moytu sa waa kër loolu la ñu tuddee stigmatisation moo tax ci wàllu ministère de la santé war nañu xoolaat stratégie de communication bi naam ñi ngi ci di def approche communautaire mais war nañu gën a def une communication agressive une communication beaucoup plus étendue pour que nit ñi bañ a bàyyandiku parce que bàyyandiku moom musiba la ci wopp ju nga xam ne wàllaate bi dafa gaaw loolu rek laa doon introduire balaa ñuy dem Grand Yoff fekk fa ki nga xam ne tey mooy suñu invité di monsieur Madiop Diop premier magistrat de la commune de Grand Yoff mu jiite commune bu yaatu mu jiite commune bu nga xamante ni aussi sur le plan démographique maanaam ci wàllu la fay yewoo ci doomu aadama macha allah takku na lool mu jiite commune bu nga xamante ni nii aussi boo koy xool ci dëkkuwaay yi ak ci nit ñi dëkkee ak i tamit ni nga xamante ni nii noonu la marché yeeg yu ni mel te de quartier bu populaire la macha allah dinañu présenter moom commune bi nga xam ne moom la askan bi wóolu jox ko pour mu jiite ko monsieur le maire monsieur Madiop Diop ñi ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci ITV ci émission bu mag bi di ànd xeex coronavirus. waaw gannaaw maa ngi lay nuyu Malick maa ngi lay fay bu baax di nuyu waa ITV yëpp di la sant di la gërëm di ñaan yàlla émission bi aussi liñ si séentu yëpp yàlla ñu ko yàlla defal waaw. waaw monsieur le maire li ñuy tàmbalee rek mooy d'abord laaj bu njëkk bi commune Grand Yoff tey boo ñu ko doon présenter nan nga ñu koy présenter sur le plan géographique sur le plan démographique ak itamit sur le plan infrastructurel lan la Grand Yoff ëmb. bon su ma présenter Grand Yoff d'abord dama lay wax Grand Yoff commune bu yàgg la ñëpp xam nañ ne peut-être décentralisation 96 la commune am. mais Grand Yoff depuis 58 60 1950 jàpp 60 la Grand Yoff am mu nekk commune boo xamante ne nii dafa nekk commune multiport bëri ay nit am environ 470 000 habitants sur 8 kilomètres carrés loolu mooy commune Grand Yoff nekk commune boo xam ne aussi fi mu positionné wu sur le plan géographique dafa nekk commune du centre nekk yi ko wër képp koo xam ne yaa ngi génn tey pour dem Dakar wala fu mu dem foog nga jaar Grand Yoff mu nekk Carrefour waaw loolu mooy commune Grand Yoff. ci wàllu infrastructure rawatina également ci wàllu jumtuwaay yi nga xam ne moo di ay école ak i tamit ay centre de santé ak i marché ndax mën nga ñu xaymaal naka la tëddee foofu ci Grand Yoff. waaw Grand Yoff am na 12 écoles primaires 4 CM am na ñetti marché. ñaari marché yoo xam ne mooy marché yu mag yi marché Grand marché Arafat amoo si marché boo xam ne mooy marché Bignona suñu mbokku chrétiens yi foofu la ñuy jënd yi nga xam moom la ñu soxla ak benn centre commercial boo xam ne bu mag la bu nekk côté HLM Patte d'Oie am na aussi 4 postes de santé ak benn centre de santé muy SAMU municipal poste de santé bu Xaar Yàlla bu HLM Grand Yoff ñu koy wax Serigne Saliou Mbacké ak poste de santé bu HLM Patte d'Oie ak poste de santé bi nga xam moo nekk Grand Yoff te nekk di ko tabax fu mu toll nii ak benn état civil ak benn hôtel de ville loolu mooy li nga xamante ne moo nekk ci commune Grand Yoff. alors
alors monsieur le maire ñu dellu siwaat ci benn laaj bu am solo moo di nii xam nga ni coronavirus bi mi ngi dugg ci Sénégal depuis le 2 mars boobu ak léegi président de la République ci ndigalu waa Kër Docteur taxawal benn plan stratégique de riposte contre le coronavirus taxawal aussi force Covid-19 ci sa commune naka ngeen organisé woo ak yan matuwaay ngeen fa jël ngir xeex lii di coronavirus bi bañ ko déclaré ci réew meek léegi. voilà ñun d'abord bi affaire bi duggee depuis le 2 li ñu njëkk a def comme mbiru santé la dañoo convoqué képp koo xam yaa ngi yëngatu wàllu santé mooy suñu 4 infirmiers chefs de poste yi ak le médecin chef du SAMU puis le président de la commission santé mu nekk docteur Sarr ñu toog waxtaan ñu laaj leen ñoom lu ñuy xalaatal pour ñu mën a jàkkaarloog feebar bi ñu xamal nañu ne li ëpp solo d'abord mooy protéger le personnel médical ba nga xamante ne ñoom bu ñu leen protéger rek li des mën naa yomb ci loolu la ñu fexe ba équiper leen jox leen ay surblouse ay EPI ay masque ay gants ay gel antiseptique ak yëpp loo xam ne dañu koy soxla chaque 15 jours ñu ravitailler leen ba nga xam ne personnel médical bi dañ leen sécuriser bi ñu paree loolu ñu dem ci daara yi dañoo bëggoon nit daara yi toog xale yi bañ yalwaan ñu accompagner leen ci dund moo xam ceeb la moo xam diwlin moo xam suukar la moo xam ay biscuits la ak lépp loo xam ne dañu koy soxla bi ñu paree loolu ñu attaqué marché yi parce que ñëpp xam nañ ne marché yi mooy danger bi ñu fexe ba marché yi jox leen le maximum de masques ay gants ay gel antiseptique ak lépp loo xam ne dañu ko soxla pour mën a protéger seen bopp ba pare exiger ne képp koo xam ne yaa ngi dugg ci marché yi na nga takk masque kuy jaay ci marché yi na nga takk masque ñu jël arrêté mu nekk loo xam dafay obligatoire ba pare aussi sunu marché yi comme marché Grand Yoff am na 15 portes ñu tëj juróomi portes yi ubbi fukki portes yi mais si ubbi fukki portes yooyu dañ ne juróomi portes yi dañ fay duggee juróomi dañ fay génnee pour gën a saytuwaat nit ñi nga xam ne du am buuxante même soo commence arafat bu ñëwee aussi ñu wax leen aussi ay masques aussi ñaari porte la am ñu wax leen ñii nañu duggee fii di génnee fii pour gën a wàññi mbir mi nga xamante ne moom moo nekk dajaloo bi ensuite ñu jël 150 jeunes yoo xam ne ay étudiants lañ nekk garçon berger nekk Cheikh Anta Diop ñoom ñëwal seen bopp ne ma ñun dañu la bëgg accompagner ak waa Croix-Rouge ñu wàcc ci terrain bi dugg ci dëkk bi di sensibiliser nit ñi ba nga xamante ne dañu xam lu feebar bi lan la laaj pour ñu moytu ko ensuite ñu defar aussi 20 000 affiches yoo xam ne dañu ko affiché Grand Yoff yëpp pour ku romb rek xam ne kat li nekk nii danger dañ ko war a moytu ba jël oto aussi def ci sonorisation di wër dëkk bi di informer nit ñi di leen sensibiliser pour ñu gën a moytu loolu lañ def en grosso modo loolu lañ doon def daal ci mbiru corona bi pour rek gën a fagaru te am nañ yaakaar ne ñu ngi yàlla ñuy dimbali donte am nañ ay cas mais daañu gën a taxawaat incha allah ba sunu cas yi wàññeeku. foofu sax laa bëgg a ñëw ak yow monsieur le maire malgré dispositif bi nga jël malgré liggéey bi ngeen def ci wàllu sensibilisation ànd ci ak mouvement de jeunesse yi ànd ci ak association yi ak yépp terewul Grand Yoff am na ay cas tey situation épidémiologique bu Grand Yoff naka la demee ñaata cas ngeen am boobaak léegi ak naka ngeen ko gérer ba mbir mi bañ a law. bon je pense que am nañu 6 à 7 cas yoo xam ne moo am Grand Yoff mais ba léegi ñu ngi gën a fagaru mais li am solo mooy nit ñi dañoo war a gën a góorgóorlu wàññi dugg ak génn bi boo xoolee suñu premier cas ki ko am dafa génn dem liggéey indaale ko biir Grand Yoff wàllu famem donc li ñu gën a ñaax nit ñi mooy ñu moytu dugg ak génn bi parce que su fekkee da ngay génn fi nga jëm moo am ñu fa am doomu jàngoro bi nga jël ko indaale ko sa biir commune nga lor sa waa commune donc dañu moytu dugg ak génn loo xam ne du farata rek jarul ñu koy def ba pare aussi ñuy takk masque yi parce que masque yi moo ñu mën a dimbali moo ñu mën a sauver ba li nga xam mooy doomu jàngoro bi bañ a law si biir Grand Yoff loolu maa ngi siy remercier bu baax suñu commissaire de police bi Grand Yoff ak commandant Foire parce que ñun dañu arrêté ne le port du masque est obligatoire dans la période communale de Grand Yoff tey Grand Yoff ku takkul masque dañ lay jàpp amaan la loolu yaakaar naa bokk na si nga xam ne daf ñuy gën a dimbali ba suñu kaay bañ a law parce que kaay bu lawee Grand Yoff dafa bëri nit macha allah ñëpp fi daje dëkkuwaay bi xat na corona baaxul fenn mais Grand Yoff la gën a
la gën a doy waar. donc foofu lañ toll mais di ñaax nit ñi rek ñu gën a góorgóorlu rek gën a fagaru ba fii yem ni ñu bañ ko weesu. am na solo trop man doomu Grand Yoff laa xam naa bu baax Grand Yoff xam naa yi tamit dëkkuwaay yi ni mu fa demee gën a fagaru moom dafay am solo comme ni nga ko waxee bañ a benn yoon baisser la garde. alors monsieur le maire l'actualité forte mooy école bi war a ubbiwaat wala boog ñi nga xam ni dañuy def examen war a dellusiwaat ci classe yi le 2 juin mu am matuwaay yu nga xam ni moom ngeen war a jël enseignants yi dem nañu ñu ci bari ñi ngi rejoindre seen ay postes mais seen syndicat dafa wax lu leer seen syndicat yi nee nañu école bu ñu dem te fekk ñu lépp lu nga xamante ni matuwaay la ngir aar élèves yi ak corps professoral bi wala boog ak administratif bi ci wàllu coronavirus ñu wax leen ñuy lem seen i bagage te ñibbi. Grand Yoff wax nga ko bëri na ay école yéen a ngi waajal xam naa ni yéen a ngi ci terrain bi lan ngeen def concrètement pour l'ouverture bi war a am le 2 juin. voilà concrètement daje nañu ak directeur école yëpp waxtaan ak ñoom déjà suba vendredi la ñuy désinfecté école yëpp incha allahu rabbi service d'hygiène jot nañ seen matériel yëpp ñu war a jot suba incha allah dañuy désinfecté école yi. beneen bi aussi on a commandé 20 000 masques yoo xam ne dañ ko jot samedi pour jox ko enseignants yi ak élèves yi. récipients yi aussi yi nga xam ne moom la ñuy raxasee loxo aussi dañ samedi dina ñëw ñu tas ko ci école yi ba nga xamante ne képp ku dugg li nga raxas sa loxo et puis am assez de masque pour élèves yi ak ay gel yëpp a ngi sur place incha allah samedi lañ ko bëgg a distribuer pour jox ko école yi. ginnaaw phase yi passé na instant yi école yi lañ toll donc lépp jël nañ ko ay matuwaay même ay gants on a commandé 10 000 paires de gants pour jox ko les enseignants nga xam ne bu ñu paree rek dañ koy jël ñu sànni ko nga xam ne duñu nekk en contact mukk ak li nga xamante ni duñu am benn tiitaange si virus bi di leen dab. donc foofu lañ toll mooy li nga xam ne lu concret loo xam ne pare na taxaw na samedi incha allah dañ ko def si école yëpp ku nekk yóbbu la sa li nga war a am en temps na état ñëw nag lu état ñëw accompagner ñu xam ne loolu na état mënul def lépp parce que en Sénégal dafa rëy donc bu maire bu nekk dafay li nga war def rek état lu tuuti lay appuyer pour vraiment li xale yi mën a jàng si tranquillité mën a ñibbi seen kër. ensuite man ak commissaire de police aussi li ñu jàpp mooy kenn du jaay fenn si biir école yi loolu décision fenn lañ jël amul kenn kuy jaay lekk si école yi parce que lekk yi xamuñ fi ñu koy defaree xamuñ ñu koy defar ñan la te ay xale lañu dañ leen war a protéger kooku moom ñu ngi siy liggéey bu baax a baax te am naa yaakaar incha allahu rabbi dañu appliquer strictement règle yi nga xamante ni état bi loolu la demandé pour ñu def ko école yi. ndax yaakaaroon ni monsieur le maire aussi balaa élèves yi di ñëw ak ñiy jàngale war nañu désinfecter école yi ànd ci ak service d'hygiène côté boobu aussi am na solo ndax école yi ba mu tëjoog léegi yàgg na. voilà ma ne suba vendredi demee ñun la ñuy désinfecter suñu école yëpp vendredi incha allah lépp loo xam ne service d'hygiène soxla na ko si jumtukaay joxoon leen ko ba pare mi ngi ak ñoom pour le moment donc suba rek incha allah la ñuy dugg Grand Yoff lépp lu école. primaire ak CM ñu désinfecté ko pour au moins mën a sécuriser élèves yi ak enseignants yi si rentrée bu bees bi ñuy def. alors monsieur le maire xam nañ ni également coronavirus bi am na ay conséquences yu metti ci seen koom-koom ci seen organisation du travail waaye mu mel ni que nguur gi am na lu mu leen yombalal ci wàllu décaissement ak lu ni mel ban appréciation nga ci am ak yan impact daal la coronavirus bi am ci commune Grand Yoff rawatina ci Gafaka ak commune Grand Yoff. bon état bi yombal na décaissement yi mais joxuñu xaalis. voilà donc suñu fonds de dotation yi dañu ko état bi jox parce que xam nañ ne corona bi ay moyens mooy xeex ak moom li ñu war dafa bari pour ñu def ko bu décaissement yi yombee te kees yi amul xaalis amul sens donc xaalis boo xam ñu ñoo ko moom muy ay fonds de dotation état bi nañu ko jox au moins ñu mën a faire face à li nga xam ne mooy corona bi mais décaissement yi yomb na mais les caisses sont vides voilà lépp loo xam ne fonds la bu ñu war a jot ñun commune yi jotuñu ko d'autant plus taxe yi nga xam ne dañ ko war a recouvrer moo duñ ko recouvrer parce que gis nañu ne ñu bari liggéeyatuñu amatuñu koom-koom pour fay ay taxes état bi mooy war a accompagner ba suñu fonds yi nga xam ne ñoo ko moom bu ñu ko daan jox mu teel ñu ko jox pour ñu mën a faire face ak li nga xamante ni mooy mbas mi.
alors monsieur le maire am na fànn bu am solo muy ndimbal gi jëm ci askan wi mu am lu nga xam ne état bi moo koy joxe am na yi tamit lu nga xam ni mairie Grand Yoff ci tuut si nga xam ne am na ko dina ko jox pour mottali yenn yi parce que li ñuy wax xalangu dajul suuf li état di joxe mënta daj nombre de ménages bi nekk Grand Yoff ça c'est sûr même yéen bu ngeen ci dugalee seen loxo yi du tax ñëpp am naka ngeen organiser woo pour def ciblage bi pour xam ñan ñoo ko war a am ak i tamit li nga xam ne yéen a ko war a joxe xayma bi nan la toll. voilà donc li nga xamante ne état daf ñu ko jox 17 632 ménages ñoo war a am Grand Yoff si 17 632 yooyu 12 146 yi la ñuy tànn ñun commission bi 5 486 yi ñoom ñoo nekk si liste bi nga xam ne moo nekk RNU bi donc ni ñu organiser woo mooy daa am une commission centrale dirigé par le maire Edwige Gomis moo ko dirigé ensuite au niveau des quartiers mu am ay sous commission yoo xam ne de délégués quartier ñoo ko jiite donc si loolu 12 146 yi nga xam ne ñoo ko war a ut ñun commission yi ñoo ko tànnee seen bopp sous commission yooyu ñoo dem si biir quartier yi dugg si kër yi tànn ko seen bopp 5 486 yi état bi nee na moom da koy jox ñu am ñi nekk si bourse familiale yi ak carte égalité des chances yi foofu mu am problème parce que exemple da ngay dugg benn kër goo xam ne am na 4 ñu am bourse familiale 4 ñooñu ku nekk day am ñaar saako ceeb am dul am suukar presque da ngay gis benn kër goo xam ne day am 8 saako ceeb si benn kër xam nga loolu yoonul maanaa mais quand même li am solo mooy 12000 yi nga xamante ne ñun lañ ko jox muy 12146 ménages yi nga xam ne ñoo koy tànn commission yi ñooy dugg si biir quartier yi tànn ko seen bopp ñun aussi commune bi actuellement jël nañu 135 tonnes de riz yoo xam ne mi ngi biir commune Grand Yoff tege ak ay gros sucre 2700 gros sucre ak diwlin boo xam instant bi mi ngi mairie Grand Yoff tege ñu ñoo ko jënd suñu propre moyen lañ ko jëndee pour accompagner état bi su fekkee ne état bi joxe na ba pare fi mu yem ñun ñu ñëw continuer ak suñu bos fi mu yem ñu xam ne au moins ku am du amaat loolu moo am solo mooy jéem a def correction boo xam ne ku am doo amaat moo tax ñu dañu bëgg xam état bi pare fa état bi yem ñu doon continuer foofu jox ñi nga xamante ne ñoom ñooy population bu Grand Yoff. monsieur le maire li nga ko waxee sànq rek dafa am solo moo di ni coronavirus dafa laaj solidarité maanaam jàppalante bu am solo mairie bi def na lu mu mën état bi joxe na lu mu war a joxe mais il faut que doomu Grand Yoff yi aussi ñëw jàppale la ci ndimbal gi ngeen war a joxe ci askan bi parce que Grand Yoff am na ay borom barke am na ñu nga xam ne am na as tuut lu leen yàlla dénk ndax doo lancer appel ci nit ñi aussi ñu ñëw ñépp jàpp ci pour que mbir mi mën a law ba teq le maximum de personnes. waaw pour man jarul ko parce que ñëpp xam nañ ne commune yi soxla nañ ndimbal am na ñoo xam ne tey ñu mel ni fédération des clubs de Grand Yoff club football de Grand Yoff ñoo nañ jàppale ma woowu ma leen les jeunes tailleurs de Grand Yoff ñu nañ may ma 1000 masques woowu ma leen donc Alpha am na benn homme politique boo xam ne ñu ko Alpha Diallo ñëw na jàppale ñu les taximans de Grand Yoff accompagné nañ ñu mais à part ñooñu amul keneen koo xam ne Grand Yoff ñoo na jàpp si pour ma waruñu xaar ñu oo leen ba élection jotee campagne jot ku ne da ngay dugg si dëkk bi wax maa mën lii ma jàpp leen ma lii pour man tey. mu mel ni son bi dafa am tuuti jafe-jafe ñu dinañ ñëwaat léegi ci monsieur le maire point boobu nga xam ni ci la nekk muy ñi ko jàppale ñëpp moo xam tailleuru Grand Yoff yi la loolu am na solo ñoom defar nañu ay masques gratuitement ñëw ni monsieur le maire ñun de lii la ñu am lii la ñu mën jàppale nañ la ci am na ay bonne volonté ñi nga xam ni ñoom la ñu tuddee ay personnes ressources yu nga xam ni Grand Yoff la ñu dëkk yàlla may leen as tuut ñenn ñi de manière spontanée sans que monsieur le maire Madiop Diop woo leen ñoom ñoo ñëw ni ko monsieur le maire lii la ñu am lii lañ la dimbalee. taximan yi nga xam ne ñooy dëkk Grand Yoff également xam ni war nañu dugal seen loxo ci liggéey bi ñoom itamit ñu ñëw joxe la ñu am mbir mi du rek ni que xaalis. wala yu mel noonu ku am xaalis mën nga ko joxe ku am masque mën nga ko joxe ku am saabu wala gel mën nga ko joxe ku am ceeb wala dëwlin mën nga ko joxe ñi nga xam ne également dañu am seen doole am seen xel am seen xalaat nekk ay ndaw
ci wàllu sensibilisation bi ñu am lu nga xam ne war nañ ko ci jàppale monsieur le maire nañu dem jàppale ko moo xam ci ASC yi la moo xam ci yeneen forme d'association yi moo xam association yi fa nekk yëpp daal ci Grand Yoff parce que bari nañu war nañu mun a ñëw jàppale monsieur le maire ci liggéey bi parce que liggéey la bu nga xamante ni tey ñépp ñoo ci war a jàpp solidarité dafa am solo approche communautaire bi ñuy wax mooy ku nekk sentir ni yëf yi sa yëfi bopp la nga def ci li nga ci war a def loolu également dafa am solo parce que maire dëgg la moom la ñu dénk gox bi wax na ko moyens yi taxu ko demee noonu ndimbalu état bi taxu koo demee noonu kon ñoom il faut que ñi nga xam ni ñoom la ñuy gouverner aussi ñu jàppale leen ci liggéey bi te def ko spontanément gisuma lu ko gën a baax mais émission bi vitrine la pour nit ñi gën a xam li monsieur le maire def ak li ko dese ak fu dooleem yem liñ ci war a jàpp ñu jàppale ko ci loolu dafa am solo monsieur le maire ñu bàyyi la ci côté boobu également fi nga nekkoon am na solo nga continuer waat ci développement bi nga doon def noonu ci spontanéité bi am ci yenn couche de population yi nga xam ni dañu ñëw rek ni la monsieur le maire ñun ñoo la jàppalee lii te parce que lii la ñu am. voilà loolu laa wax ma ne am na ñoo xam ne ñëw nañu jàppale ma te woowuma leen ku mel ni Alpha Diallo homme politique la ñëw na jàppale ma accompagner ma. ku mel ni les jeunes tailleurs de Grand Yoff ñëw nañu may 1000 masques accompagner ko commune Grand Yoff ku mel ni aussi les taximan ñëw nañu accompagner ñu ay javel ak accompagner ñu donc pour man loolu mooy essentiel bi. ensuite ñi nga xam ne dañu fédération des clubs sportifs de Grand Yoff ñoo ma njëkk ñu accompagner donc kenn waru xaar ñu woo la mbir la boo xam ne ñëpp a soxla ndimbal en tout cas ñun lu ñu mën daañu ko def fi ñu yem ñu xam ne fii la ñu yem. mais duñ dem si kenn ne ko vraiment ñëwal jàpp si ñëpp xam nañ ne ay doomu Grand Yoff lañu bu élection jotee dañuy wàcc ci terrain bi campagne pour diriger mairie bi de waruñu xaar ñu wax leen kaay jàppale doomu Grand Yoff yi donc pour man tey wareef la si ku nekk bul jox maire bi dara mais jëlal say denrée yóbbu ko si biir dëkk bi jox ko nit ñi jàppale leen. monsieur le maire ñu ñëw ci bu séddale bi jotee ndax gis nañu pëccëxoo bi nga xam ne dafa am ci yenn gox-goxaan yi te loolu yi tamit bokk na ci lu ñuy tere muy dajaloo pëccëxoo ku nekk bëgg a ñëw mu mel ni que coronavirus nekk fi walla lu mel noonu ci wàllu modèle d'organisation laaj na également ngeen taxawal modèle bu nga xamante ni dajaloo du am séddale bi du am xëccoo du am mbiicoog mbaaloo ba ku nekk jot li nga war a jot. bon dina jafe parce que 17 632 ménages ba la bëggee joxandoo leen dina compliqué li am solo nag mooy ñi jiite loolu ñoo war a gën a organiser wu parce que ñun Grand Yoff lu ñu def ñun mooy dañoo fexe ba décentraliser denrée yi ba mu gën a jege population bi ñu dëkkee Xaar Yàlla fexe ba école Xaar Yàlla gérer ñoom seeni denrée ñu dëkkee ak millionnaire fexe ba école Grand Yoff 2 gérer seen nga xam ne ñoom dañuy jege denrée ba nga xam ne du ñu bëri trop du am pëccëxoo mais néanmoins dina am pëccëxoo parce que nit ñi dañu bëri li am solo mooy kuy ñëw takkal sa masque xam ne da nga wut si denrée mais ñëw pour yóbbaale sa kër feebar danger bi mooy ut si denrée bu yóbbul sa kër feebar musiba la donc ñun ñoo war a gën a fagaru xam ne li ñuy def outil pour suñu njaboot la waaye état wu ñu gën a suñu bopp dañu war a fexe ba takk masque bu ñuy dem fexe ba sorante rang ku nekk sa tur jot nga ñëw jël ko loolu daal laay conseiller peut-être ñi nga xam ne ñoo war a jëri denrée yi te je pense que ak le sous-préfet des parcelles ak le commissaire de Grand ak commission bi ñu ngi organisé wu ba nga xamante ne vraiment lu ñu mën daal ba mu bañ am pëcc xaw bu bari daal dañ ko def incha allah. alors monsieur le maire balaa ma lay bàyyi nga respirer tuuti xam nañ ni seen président muy le président de l'association des maires du Sénégal di Alioune Sall moom chopé na virus bi ak soxnaam jamono ji mi ngi ci hôpital Dalal Jàmm mu mel ni que mbir mi amul kenn ku mu bàyyi rawatina yéen ñi nga xam ne sax yéen ay élus yi lan ngay wax ban message ngay lancer ci côté boobu puis jëmale ko ci seen président muy le président Alioune Sall. d'abord masawu suñu président. parce que su fekkoon ne salte mooy tax nga am corona doo am corona su fekkoon ne ndooma tàng mooy tax doo am corona doo am virus bi donc day wàññe ne virus bi jombul kenn ku nekk da nga war a fagaru
gën a góorgóorlu gën a moytu boo soo déggee ni ñu ko waxee ñu ne si chauffeur soxnaam la chauffeur soxnaam moo ko am wàllu ko soxnaam mu wàllu ko donc xoolal chaîne boobu te chauffeur bi fu mu ko jëlee kenn xamu ko donc moo tax dañu war a gën a moytu gën a fagaru virus bi xamul patron xamul baadoola xamul kenn xam ku mu xam ku gën a moytu rek donc loolu laa am lu ma si wax comme message di masawu suñu président bu baax a baax a baax a baax te am naa yaakaar ne feek fanu néew dina dellu këram nekkaat si lim si activité mi ñun tamit ñu gën a fagaru parce que li danger mooy ñun aussi dañuy recevoir ay nit chaque jour te ñu ñëw sa bureau xamoo ñan la xamoo lu ñu indaale moo tax ñu tamit dañu war a gën a fagaru wàññi audience yi fexe ba fu ñu mën a am contact ak nit ñi ñu wàññi ko en tout cas daal li am solo daal mooy lépp loo xam ne dajaloo la daal ak luy nekk en contact ak nit ñi daal wàññi ko am na solo ndax moo ñuy musal. wàññi ko am na solo ndax moo ñuy musal ñu bàyyi la nga dallu tuuti bu ko defee ñu dellusiwaat ci ñaareelu xaaju laaj yi dañuy ànd ak suñu réalisateur Ablaye Ndiaye ñëw ci dundu coronavirus wala dundu couvre-feu. salaamaaleykum téléspectateurs yu ITV am mbégte jàkkaarloo yéen wante jàkkaarloo ki nga xam ne nag sama papa la su ma nee sama papa dafa bokk si ñi nga xam ne dañ ma formé si métier bi ñu teg ma ci loxoom sama papa dénk ma ko muy Malick Thiandoum ma lay nuyu bu baax a baax naka lay dundee confinement bi comme tout Sénégalais maa ngi sama gàlle toog respecté consignes yi surtout dafa am solo parce que tey jii suñu bëggee taxawal pandémie bi parce que wër na àdduna faw rek ñu respecté règles d'hygiène yi nga xam ne wax nañ ko maanaam toog sa kër takk sa masque tey jii ku ma xam-xam na ne man Fatima Sylla damaa bëgg terrain rek laay dem journal sportif bi nga xam ne da ngay dem tout le temps ci terrain bi wut information nga ñëw traité ko mais jamono ji ñëpp xam nañ ne sport jamono ji doxatul sport est à l'arrêt le sport est à l'arrêt je vais dire moo tax on est obligé de rester à la maison def du télétravail envoyer de temps en temps des reportages du doon reportage sax mais da ngay def benn interview avec un joueur nga envoyé ko mooy doon télétravail pour rek nga bañ a toog pour ne pas perdre la main surtout maa ngi tooñ léegi di wax waxu patapaf c'est juste rek pour vous inciter à faire du sport parce que ça fait du bien rester confiné c'est stressant rester dans une pièce toute la journée wala nga toog ci toute la nuit doo bouger couvre-feu bi ñëpp xam nañ ne 20h lay commencer ñu respecté ko wat encore parce que suñu xeex la ñun ñëpp di sol masque yi di raxas loxo yi ku génn ñëw ku munta ku amul lu urgent nga toog sa kër parce que ku si nekk bëgg nga delluwaat say activité nekkaat ci maa ngi lay remercier bu baax sama papa Malick Thiandoum di am yaakaar ne rek yaa ngi bouger di def sport di nuyu waa ITV dama fa am ay gayen Padros El Hadj Malick Cissé mi ngi maram maa ngi leen di ziar bu baax di leen wax rek à vos marques. jërëjëf kooku Fatima Sylla nekk journaliste 2STV nekk également une grande sportive nekk suma doom message bi am na solo ñu delluwaat ba Grand Yoff fekk fa également monsieur le maire alors am na lu nga xamante ni tey war nañ ci commencer xalaat muy l'après Covid mais balaa may dugg ci après Covid déjà au niveau de votre commune am nga personnel booy gérer wax nga ko recette duggatul am na taxes yu bëri yu nga xamante ni jotatu leen ko alors naka ngay gérer pour mën a fay sa personnel bu fekkee ni tey jii corona bi mi ngi continuer. bon dañu serrer suñu ceinture lépp loo xam ne fonctionnement la dañ ko wàññi moo xam carburant la moo xam frais d'émission moo xam lépp loo xam ne tey lu doon jëm directement ci administration bi la dañ ko wàññi pour mën a fay suñu salaire yi parce que boo deful ay engagement def ay dépenses yoo xam ne inutile na donc mun nga gérer personnel bi fay salaire yi mais xam nañ ne carburant nécessaire la ci fonctionnement mais dañu obligé tey ba fa waxee yow ni janvier ba léegi amuñu carburant parce que lépp dañ ko bloqué uniquement pour mun a fay salaire yi parce que salaire aussi c'est sacré ku liggéey ba weer dee te amuloo te fayekoo neexul metti na trop dañoo privé suñu bopp lu baree bari pour mun a fay salaire yi mais c'est très dur. c'est très dur te corona bi ñu bëri ñi ngi jàpp ni jeexagu fi parce que ku gis rythme bi muy demee surtout fii ci Dakar nga xam ne c'est devenu pratiquement l'épicentre de la pandémie de l'épidémie alors naka ngeen di xalaate l'après Covid parce que fi mu nekk nii xalaat jot na pour xool yan stratégie la ñu war a mettre en place yan méthode de travail la ñu war a mettre en place pour l'après Covid ñu mën ko gérer te situation bi aussi il faut ngeen def appel parce que bu continuer am na fu nga xam ne bu fa yeggee pour ngeen fayati dina jafe de monsieur le maire.
c'est que li ñu ñaan yàlla kay mooy mu gaaw a jeex mais bu gën a continuer dégg naa ñuy wax septembre dina mettre trop ñun mais li ñuy yaakaar rek mooy li nga xam ne mooy sunu fonds yi nga xam ne ñoo ko moom état dinañu ko jox donc comme fi mu toll nii les taxes directes yi ñuy jëli ci nit ñi mootuñ ko jël parce que nit ñi liggéeyuñu amuñu koom-koom pour fay taxes yi état bi nag moo war a seconder les communes accompagner leen virer leen seen fonds de dotation yi ak seen fonds de concours yi voilà dinañu permettre ñun ñu gën a mën a fagaru pour mën a fay suñu salaire bi instant bi li nga mën def mooy fay salaire nga mën def mënoo liggéey dara parce que agent yi moo leen wàññi nañ leen toog seen kër duñ liggéey mënoo leen dàq donc on est obligé ñu fexe góorgóorlu ba fay leen mais li ma jàpp rek mooy état bu ñu accompagner rek jox ñu suñu fonds yi à temps ba pare bàyyi ñu suñu xaalis ci kees gi bañ ko jël je pense que am na possibilité pour mun fay salaire ba pare ñu liggéey en tout cas ñun dañoo réaménager waa suñu budget ba nga xamante ne tey instant bi ñu ngi fay salaire yi mais aussi suñu budget suñu budget investissement laaluñu ci dara donc ñu ngi continuer suñu investissement mais fonctionnement bi moom dañ ko wàññi carrément pour mën a fay salaire. mu nekk ay réajustement yu nga xam ni def ngeen ko pour mën a fay salaire yi léegi ñu jëm ci l'après Covid mu nekk lu jar a xalaat te dès à présent la ci ñu bari war a xalaat ndax fi mu nekk nii am ngeen ay stratégie yu ngeen taxawal pour xool l'après Covid nan la Grand Yoff nar a mel ak nan ngeen ko war a gérer. waaw ñun actuellement fi ñu toll mooy li ñu jàpp rek mooy après Covid bi li ñu gën a jàpp mooy. fexe ba suñu budget investissement ñu bañ ko laal parce que Covid bi day jeex te chantier yi daa war a continuer chantier yi warul taxaw donc ñun instant bi moo tax may la sànq fonctionnement bi lañu tibb def ko ci salaire yi mais investissement bi dañ ko bàyyi fi mu nekkoon pour bu Covid bi jeexee aussi suñu budget kenn du ko laal day fekk ne budget investissement mi ngi place am dañuy continuer li ñu war def ensuite. fexe ba aussi ba ñi nga xamante ne ñoo war a fay taxe te amuñu possibilité woon di fay taxe état bi nee na instant bi na ñëpp continuer liggéey ñoo aussi bu mënu fay lépp tamit ñu fay par tuuti dañu permettre aussi après Covid bi aussi ñu mën a continuer di fonctionner normalement mais lépp solo suñu ñun commune Grand Yoff mooy suñu budget investissement ñu bañ ko laal ba li ñu war a liggéey muy yegg wax nga ko léegi Covid bi day jàll te buñ tibbee lépp dafa si Covid bi bu jàllee léppay taxaw dara avancé te ñun suñu priorité chantier yi la moo tax ñu doxalee noonu. ñu bëri aussi gis nañu ni Covid bi jàngat biñ ci am mooy suñu structure médicale yi moo xam hôpital yi la wala dispensaire yeeg lu ñu mel te ku ne xam na ni santé transfert maanaam compétence transférée la. war nañ leen gën a jàppale war nañ leen gën a dooleel loolu aussi réflexion la bu nga xam ne ñu bëri ñu ngi koy mëne lan nga ci xalaat. dëgg la. boo xoolee rek ci Covid bi rek nii suñu poste de santé wax naa la am nañu 4 postes de santé ak benn centre de santé mais état bi def ci dara joxu leen dara lépp lu ñu am ci logistique bu ñu war a protéger seen bopp protéger personnel médical bi commune bi moo leen ko jox moo xam ay masque la moo xam ay gants la moo xam ay surblouse la moo xam ay EPI la moo xam ay thermoflash la ñoo leen ko jox. ñu muñ toogoon banque suñu loxo Grand Yoff ku fi am cas suspect donc duñ ko mën a gérer mais tey poste santé Grand Yoff yëpp tey dañuy prélever parce que dañoo équipement complet on a investi des moyens pour mën a protéger suñu personnel médical bi mën a protéger waa Grand Yoff yi état bi war na gën a jàppale communes yi accompagner leen ba santé bi nga xam ne da ko transféré bañ a nekk wax kese mais ay moyens topp ci. boo waroon tey poste santé Grand Yoff fi tey laaj leen lu état jox mais da ngay rus par rapport ñu lu leen jox ñun chaque 15 jours ñu ravitailler leen en masque en gants en gel antiseptique te loolu moyens yu cher la dafa diis voilà état bi war na gën a jàppale commune yi vraiment gën a taxaw man moyens yi ñuy wax jox état bi yor na ko ci kaw man xaw fi ñu ko dugal mais Grand Yoff de indiwuñu fi dara.
dara monsieur le maire tey jii est-ce que am na lu nga xam ne bëggoon nga ko baaxee askan bi eggee leen ko te laajuma la ko bu fekkee ni déedéeti tamit ban message ngay lancer askan bi parce que gis nañu ni jamono yi am na lu ñu tuddee relâchement maanaam bàyyandiku bu ñu gis ci askan bi depuis le président def discours xaw a libéré nit ñi dafa mel ni dañu xaw a sàggan wala yaakaar ni boog virus bi nekkatu fi ban message ngay lancer ci côté boobu. message bi may lancer mooy. président daf ko teengaloon ñu gis ne dëkk bi metti na moom sénégalais la xam na ne dëkk bi metti na mu ne na ku nekk daw uti loo dundee mais loolu bu mu tax ñu jàpp ne virus bi jóge na fi tey la gën a nekk fi donc li président def noonu daf ñuy war ne day xool est-ce que ñun nous sommes responsables ou pas. donc ñun waruñ nañ fexe ba président du ñu yay li mu bàyyi pour ñu dem dox suñu soxla dem uti lu ñu dundee suñu njaboot loolu warul nekk bunt boo xam ne dañuy bàyyi virus bi fees jël ci dëkk bi nañu gën a fagaru takk suñuy masque li ñu doon aaye démb tey la gën a war ñu fexe ba moytu dajaloo bi lu nekkul farata bu ko doxi voilà loolu laay lancer message ñu gën a góorgóorlu gën a jàpp bu baax rek parce que virus baa ngi fi te négligence bi mooy tax mu gën a law si biir Grand Yoff. alors doomu Grand Yoff lan mooy mandarga après loolu di la sant Malick Thiandoum bu baax di la gërëm. alors balaa ñuy tàggatoo monsieur le maire laaj bu mujj bi mooy tey jii boo doon mandargaal doomu Grand Yoff ban mandarga nga leen di jox nan lañ leen di ràññee ñoom doomu Grand Yoff. mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg seen bopp bëgg seen gox gëm lu ñu doon Grand Yoff foo waxoon ñu ne bandi yi agresseurs yi mais tey ku ñu xool ñun ñii ñëpp nga xool ma man xool Khalifa Ababacar Sall xool Boubacar Camara xool Babacar Ndaw xool ñeneen ak ñeneen ñi nekk biir Grand Yoff xool la yow moo xam ne doomu Grand Yoff nga ñu xam ne Grand Yoff ñu baax ñoo fi dëkk ñu gëm seen bopp ñoo fi dëkk donc foo déggee doomu Grand Yoff rek courage mi ngi si moom fulla mi ngi si moom fayda mi ngi si moom bëgg seen gox mi ngi si ñoom waaw. waaw loolu moom dama koy dëggal monsieur le maire parce que Grand Yoff moom ku ñu xam ni sañse fa la fekk baax bëgg sa bopp fa la fekk baax am jom am fulla am fayda fa la fekk baax may nuyu sama mbokk yi nekk Grand Yoff waa kër sama tonton Modou Diouf sama tante Yàgg Mbodj ak ñoom Pape Diouf ñoom ñu nekk foofu yépp maa ngi leen di nuyu di leen ziar alors merci beaucoup monsieur le maire en tout cas kontaan nañu trop ci dalal bi ñu la dalal et puis aussi waxtaan bi am na solo lool sa kàddu gu mujj. dëgg la gërëm la rek sant la bu baax a baax di ñaan yàlla ñi génn àdduna yëpp si biir Grand Yoff yàlla yërëm leen ñi tawat ci Covid bi yàlla teggil leen ko ñi am aaju yàlla faj ko vraiment di la gërëm di la sant aussi sa caméraman bi nga xam ne aussi effort yu bëri la def pour mën a jël affaire bi di la sant di gërëm aussi équipe municipale bi yëpp parce que lu ma mën tey équipe municipale bi moo tax parce que bu conseil municipal bi voté wul woon accompagnement lépp li ma def yëpp du ma ko mën def di gërëm conseil municipal bi administration yëpp di gërëm ñëpp sant leen gërëm leen bu baax a baax grand merci beaucoup grand. merci beaucoup Madiop Diop di maire Grand Yoff ñu koy gërëm bu baax ci disponibilité bi ak ci waxtaan bi nga xam ni lépp ci fulla ci fayda ak ci dëgg rek la ko teg ñu ngi koy sant di ko gërëm di nuyu waa Grand Yoff di nuyu également suma waa koñ bi may doon fréquenté foofu di waa 44 maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax ndax foofu moom sama gox la li ko dalee 44 jaar Arafat dem ba gang gi ak gaal gi yooyu yëpp min naa ko bu baax a baax alors dañuy daal di rek ñëw ci Ablaye li nga xam ni mooy ñaanu bés bi balaa ñuy yëkkati jotaay bi mais ñu continuer encore di gën a ñaaxaat askan bi di wax ni moment bi vigilance la laaj moment bi dafa laaj nit ñi gën a farlu gën a fagaru gën a jël seeni matuwaay ndax Covid bi mi ngi fi jàngoro ji mi ngi law jàngoro ji mi ngi faat ay bakkan tey rek ñi ngi toll ci 40 nit ak benn yu faatu beneen bi ci des mooy mag ñi
ñu gën leen a protéger gën également di saytu seen wàllu wér-gu-yaram ñi nga xam ne dañ ci am yenn feebar yi moo xam diabète la moo xam hypertension moo xam insuffisance rénale moo xam maladie cardiovasculaire wala maladie pulmonaire yooyu yépp ku ko ci am di ko sooxaale del dem di saytu sa wér-gu-yaram ci côté boobu te ñun ndaw yi nga xam ne ñoo nekk en activité di dem di ñëw ngir yàlla nañu protéger suñu bopp protéger suñu bopp mooy protéger suñu papa ja ca kër ga mooy protéger suñu maam ja ca kër ga mooy protéger jigéenu wérul ja ca kër ga ñi nga mooy protéger xale yi ci kër gi ñi ngi jëm ci njàng mi xale yi war a dem jàng ji école yi également ñi nga xam ni ñooy professeurs yi ak maîtres yi war ca dem ay la yéwén nañu leen jàppale ba ñu liggéey ci condition yu baax condition yi nga xam ni dina am sécurité condition yi nga xam ni jël nañu matuwaay yépp ba jàngoro ji du mën a law di wàllaate am na état bu ko defoon ubbi école yi muy Côte d'Ivoire gi ba ñu ko ubbee ñu gis ni am na ay cas yu commencé feeñ ci école bi dañu gaaw tëjaat ko te loolu maari day taali bu ñëwaatee ci suñu école yi musiba dina am te dinañu mujj def année blanche te année blanche musiba la ñun ñi ko dund en 1988 xam nañu lan mooy année blanche li muy wàññi cim réew di ko wàññi ci sa carrière di ko wàññi ci sa cursus scolaire lu doy waar la conséquences yu énorme la am kon waajur yi tamit nañu gën a farlu ci protéger xale yi di leen jox gel di leen jox ay masque xale bu nekk na la sa waajur jëndal gel bu ndaw boobu nga dugal ko sa saak boo gisul boo toogee ba ci yàgg nga daal di koy raxasoo boo demee ca école ba bul saafoonte ak kenn toogal sa place nga jàng bu jeexee nga ñibbi bu dee da ngay dugg transport en commun di dem takkal sa masque protégé wul bu baax ba nga xamante ni mbir mi du la laal kon nañu gën a fagaru Olof Njaay nee na fagaru moo gën faju fàggu moo gën faju te tey jii li nga xam ni moom mooy coronavirus li mu lompañal ci wàllu économie lompañal ko ci dem beeg dikk bi wàññi ko askan bi kenn xamul nu mu toll tey ñépp a sonn amul ku sonnul askan bi ñi ngi bëgg a dee sonn nañu te coono bi yépp li jàngoro ji di law moo ñu koy teg bu jàngoro ji jógee fii coono jeex fi ñu delluwaat ci suñuy activité liy dindi jàngoro ji nag mooy ñu respecter li ñu waa kër docteur sant ñu koy def loolu moom moo am solo kon ñu bàyyi Ablaye nga dugal ñaan ñu tëj ko ndaxte ñaan moom mooy suñu wàll ndax yàlla suñu borom moom rek moom moo ñu ci mën a génne moo ko fi dugal moo ko fi mën a génne nañu ñaan yàlla suñu borom mbas mi jóge fi may jaajëfal Abdoulaye Ndiaye di jaajëfal Modou Diouf doomu xiinin di jaajëfal Sidi Niang ci wàllu caméra bi di jaajëfal personnel bi nga xam ne ñoom ñoo jàpp ci defaraat table beeg yooyu ba mu mucc ayib di jaajëfal Naar Diop ak Ablaye Ndiaye mi ko gunge fële ca Grand Yoff di leen jox dig daje suba incha allah suba maire Dalifort moom la ñuy dalal ci beneen ànd xeex coronavirus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. Amen. Roog fappo yalkatin, na yirmande fane jegerna ongap, buga cit basil neo tawagu ñowa puge of to arefa a atof. In we ngeɗang no jamano fane kena subtoxa o ciin te waagu damo bota saɗik no katilof fo no paaxel ke buganona o goɗatiranda in fo jangaru faneke to ciya in i mbaagu ñoowano teɗanga fana no gonof no gon la fab fana fo ɓenga fo yiftedu la amen. yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla dëggal yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla aar waaye tamit dañuy wax rek moytu leen def leen ni def leen na leen mais kan moo ñu mën a puusal lor bi kan moo ñu mën a xëccal njëriñ kenn rek la mooy borom bi subhanahu wa taala moo tax dellu ci moom toroxlul ko di ko ñaan gannaaw bu ñu fagarloo bokk na ci li nga xam ni day xeex corona kon ñu ñëpp nañ leen ci sax suba ngoon bu dégg ba cël gannaaw bu ñu jëlee matukaay yi nga xam ne moom lañu war a jël kon yal nañu yàlla may dégg ak topp yal nañu yàlla sàmm yal nañu yàlla aar yal nañu yàlla dàqal bépp feebar ak musiba ak bala wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil